Slamol ak si leen ak jàmm ci naka tey dañuy xool naka ngay jëlee fichier JPEG boo xam ne dañ ko aplatir bu ñu pixeliser naka nga koy dugalee biir Photoshop manipuler ko sans pour autant nga am ay pertes yu bëri maanaam nga bañ ko yàq quoi am ay pixeliser calqué yeeg ñoom seen li ñuy woowee perte wala pixeliser mooy lii. fii Photoshop nga ñëw nga def fichier nouveau nga ne ko ok. léegi fii moo nar a nekk affaire bi nga bëgg créer maanaam moo xam benn affiche la moo xam dépliant la ça dépend mais léegi supposons que nga soxla benn image nga ñëw nga jël benn JPEG boo xam ne soit da nga ko photo aplatir ko amatoo original bi wala da nga ko télécharger tout simplement internet ah boo jëlee image bi boo ko dugalee à la base Photoshop daf koy calculer natt ko net ci biir image bi mu tegal la ko. et bu duggee nii donc da ngay ñëw nga cliquer fii pour valider boo jàppee ne par exemple image bi dafa yaatu torop pour li nga bëgg def xëy na yow li nga bëggoon def si diggante bii nii rek la nekk quoi li ngay def mooy da ngay ñëw nga ne fichier transformation manuelle raccourci mooy commande CMD wala POM-T commande T wala CMD T wala contrôle T pour ñi nekk sous Windows léegi contrôle T commande T mu jox la kii bi léegi nga ne bon yow léegi li nga bëgg def mooy da ngay wàññi taille bi comme nii taille bi peut-être mu def nii mu bañ a ngante torop selon yow design bi nga bëgg def parce que mën nga ko def fii bind fii ci suuf tuuti texte et cetera. finalement nga ne déedéet image bi fii mu nekk nii sax man ni taille bii nii neexuma il faut mu gën a nganda pour que ñu mën a gis image bi bu baax parce que bon lii ni mu wàññeekoo nii léegi mënatuñu gis réellement détail nga def commande T POM-T mais commande bu mu gënal quoi parce que c'est comme si yow yaa koy commandé quoi xam nga day leen commande T waaw commande ataaya nga wàññi photo bi par exemple nga def ko nii benn premier wàññi nga ne noo bii neexuma xaaral ma def ko nii xaaral ma def ko taille bii nii nga def nii taille bii nga ne non taille bii sax tamit neexuma il faut mu gën a ngandawaat nga defaat nii nga ne xaaral ma def nii mu déborder tuuti comme ça mu mën ko pousse ñaari cetu bët yi mën a dellu si fii bon au passage image bi comme ñaari bët nii xam nga ak gémmiñ buy yuuxu di aalu nii xam nga ak gis nga reflet bi fii gaza la fañ alors boo validé boo xoolee photo job bi mënatoo ko lire bu baax parce que mu jóge dem na boo ñëwee nga zoomé à 100% boo xoolee xool à la limite xamoo taxo sax lii lan la léegi lii na ñuy woowee perte parce que xoolal gis nga fii gis nga lii gis nga asamaan si léegi ni mu mel mënatoo gis nuage mënatoo gis dara et boo xoolee sax am na ay pixel yuy feeñ lii nañu woowee pixelisé photo bu pixelisé dafa yàqu pour bañ a am loolu noonu am nga ñaari yoon yoo ko mën a defee maanaam alors pour importer image sous Photoshop yoon yi dafa bëri en fait c'est que Photoshop pour def benn affaire dafa bëri ay yoon mën nga jaaree nu nekk pour importer image man sànq dama ñëw jël si explorateur bi ñëw jël affaire bi glisser directement dugal mais yoon bu normal bi laay wax nag de mooy da ngay ñëw fichier importer nga ñëw ci kii sunu image bi bii la woon panorama sans titre nga cliquer sur importer cak mu dugal ko automatiquement nga ñëw fii nga valider mais valider bii nii moom nga bës si touche entrée enter c'est pareil léegi boo importer image bi mu dugaloo ko nii en tant que fichier JPEG pixelisé li ngay njëkk def mooy lii nii calque bii nii moom ngay ñëw nga transformer ko en objet dynamique convertir en objet dynamique boo ko convertir en objet dynamique daf lay génneel icône bii nii moo lay wan ne calque bii c'est un objet dynamique xoolal fii mi ngi bind vignette d'objet dynamique mais objet dynamique
définition wala version en anglais ni ñu koy waxee en anglais sax moo gën a leer ci pour nga mën a xam mooy lan ndaxte version anglaise bi mooy smart object maanaam benn mbir bu am xel daal buy xalaat boobu mooy que boo dugalee boo dugalee image bi boo ko importé dafay jël image bi mu enregistré noonu image bi mel basique bi nga koy dugal noonu ni mu mel noonu la koy enregistré léegi li mu lay permettre pour nga def mooy boo jëlee image bi par exemple nga def CTRL T pour transformation manuelle nga wàññi ko ba mu tuuti nga ne non juum naa dafa tuuti xaaral ma yokkaat ko nga yokk nga ne non nii ma ko yokkee sax doyuma xaaral léegi sax ma yokk ko mu fees dell écran bi bon nii du yoon bu baax bi de mais li ma bëgg wane mooy lu mu yokk image bi ci écran bi gis nga fii Photoshop bi dafa gën a leer sax dañuy wax à la limite boo ko zoomé à boo ko zoomé à 100% yaa ngi lire Photoshop bi bon nii mu mel dafa ñaaw trop léegi kaay ñu def édition annulée wala édition annulée annuler transformation manuelle wala CTRL Z commande Z allez commande Z mu delloo si sunu image bi mais am na beneen astuce boo defee Alt CTRL Z daf lay defaral ay historique yu bëri kooku moom léegi beneen yoon bi nga am pour nga xam ne ne léegi affaire bi daf la koy defaral automatiquement mooy que donc dañu am première option ñu ne boo importer fichier importer ak boo mënti importer ñu jël bii par exemple daf koy importer boo xoolee fii amul icône objet dynamique bi vignette bi amu ko donc fii nii mooy que fichier JPEG normal la dugalal et donc pour am ko en objet dynamique il faut nga ñëw def clic droit convertir en objet dynamique wala smart object bu fekkee ci version anglaise nga convertir en objet dynamique da ngay xool bu dee mën nga ñëw ci paramétrage yi gis nga Photoshop am na bon bii version Macintosh la Photoshop la nekk préférence mais bu dee version Windows la mën nga ko am ci fichier et quelque part fii ci suuf fichier wala édition mi ngi quelque part fii ci suuf daal mais seet ko da ngay jàng seetal léegi boo ñëwee ci Photoshop préférence wala paramétrage wala je sais pas lan nga ñëw ci général boo ñëwee ci général ci onglet général mise au point alors importer ou faire glisser les images pixelisées en tant qu'objet dynamique dégg nga am maanaam da ngay dugal image yi ci biir Photoshop ak noo ko mënti dugalee mais boo ko dugalee dafay nekk en tant que objet dynamique maanaam smart object léegi boo ca cliquer nga sélectionné ko ñëw na ko ok un fichier importé léegi par exemple bu ñu jëloon bii nañ jëloon xam nga sànq daf ko def aplati xoolal bii dugg na nga càpp entrée mu defal loo ko objet dynamique automatiquement nga jël fii benn n'importe ban si nga dugal ne ko ok mu defal la ko objet dynamique donc mën nga taaw yi wàññi nu mu la neexee mi ngi nii ba mu ndaw a ndaw nga defaat nii taawe waat yokk nu mu la neexee def entrée wala mi ngi nii te mën nga ko agrandir yu exagéré sax pour xool exemple bi nu muy joxe gis nga ça reste toujours assez net assez valable xam nga gis nga signature bi ça se lit toujours bien gis nga taawi nga ko nu mu la neexee. léegi mën nga jël n'importe quelle image ci internet bi wala say propre image JPEG aplati nga defee ko nu mu la neexee ci biir Photoshop sans pour autant nga exagérer. lii la woon man la woon Demba Diop luxus katu puxus déglu. boo ko séenee mu simple yam ci puxus nga xeeb ko perte nga may ga bi ci biir dafa raax dafay luxus. waxuma ko de Coccis moo ko wax nag
wax leen ak moom koj leen beneen bi